xibaar yi ci RFM. santé su quartier la bu nekk ca Mbour benn waxtu du 1h jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg ba ca gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. fitnay politique jëwoon ca diwaanu Tambacounda ba Ibrahima Diop faatu woon ca tribunal grande instance bu Tamba loolee la xëy di lijjanti lu aju ci wàllu njàng meeg njàngale mi élèves yi war a def examen war a door seenum njàng suba la école di jëm ci wàllu enseignement général formation professionnelle des na ci defub gëstu bu yaa ak taxaw seetlu bu rëy daañu dellu it fële ca lycée Thierno Seydou Nourou Tall xool nu ñuy waajale yëf yi gannaaw ñàkkum ndoxum ma leen juraloon ak tiitaange naka démb daañu demit defu reportage ca lycée Limamoulaye lu aju ca Bambey ak yëf ak na mu fa tëddee xooli élèves yoo foofee gis-gis bi nga xamante ne ji amee nañu ko ca leneen ci xibaaru digg bëccëg gi dana bokk ci jàngoro coronavirus gi réewum Sénégal amaat yeneen ñeenti doomi aadama yu faatu waa ministère de la santé ak action sociale ñooy ñi ko xamle tey ji lu jëm ci médecin doctorant ya nekk ca centre traitement Aïdaport Léopold Sédar Senghor gi doon gerew démb ngir di sàkku ñu fay leen gerew ba ñu nekkoon dakkal nañu ko wàllu comme des na ko waxtaanee ci xibaaru digg bëccëg gi ak BCEAO mu jël dogalub wàññi li ñu naan taux de directeur lëm ca jublu mooy gën a taxawu koom-koom gi ci déndub CEDEAO bi ngir jamonoy coronavirus géeg ni mu sëkkatale lenn ci réew ci wàllu économie loolee mbokk yi moo di taxañu xabaar yi buñ ko tàqar ñi bu nuppi ci la ñuy dalal Georges Diop de ci maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Modou Mohamed Ndiaye. lu ciy gën a fës. daañu dem ba ca Mali ak crise bañ fa nemmeeku jamono ji ak i manifester yu bëri. Union africaine mbir mi yitteel ko tax ba muy woote dal démb nag M5 mouvement boobee nga xamante ne li mu bëgg moo di IBK tekki ndombal tànkam daje nag waa majorité présidentielle ba mu di lu njëkk foofu ca Gabon moom assemblée nationale adopté na projet de loi bi jëm ci wàllum ngóor jigéen dépénaliser ko jamono ji ci Sénat bi la dese laataa ñu koy promulguer ci Afrique du Sud moom dañoo niilal mandat d'arrêt biñ tegoon ci ndoddub Jacob Zuma procès bi biñ koy toppee wàllu ba guerre dañ ko toxal ba weeru septembre. ci kanam tuuti daañu ànd ak yow ci loolee nga fi tënk nga yàkkali ko bu ñu noppee dalal Youssouf Bodian ci Corona News mooy ponk bi ñu jagleel tolluwaayu coronavirus bi ci àdduna bi gis daañu ca dikk ak yéen li ci waxtaane jëm ci maanaam xel mu yar wi nga xam ne ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram amee nañ ko jëm ci anam yi ñuy doxalee coronavirus bi ak taxawaay bi ci kilifa yu Sénégal yi amee nu ngeen jàngatee loolee danaa leen jukkilit as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd beeg rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi dooree xibaaru digg ba ci gekk lu jëm ci li nga xam ne moom la tribunal grande instance bu Tambacounda xëyee tey ji bokk na ci fitnay politique ji fi woon gannaaw cortège bopp candidat Issa Sall bu PUR mu di parti unité ak rassemblement dañu ko songoon foofee ca diwaanu Tambacounda ba am ku ca jotaana faatu loolee la ñu xëy di lijjanti tey ji di ko àtte ca tribunalu Tamba Moussa Omar Gueye maa ngi leen nuyu. ñu ngi lay fay Mamadou Mohamed Ndiaye. luñ mën a jàpp ci layo bi. layo bi jàpp nañ ni tàmbali na ci 10h ci 11h la ñu nag tàmbali bu baax a baax liggéey bi ginnaaw bi ñu defee lecture arrêt de renvoi bi lu ñu jàpp mooy ci fukk ak ñett yi nga xam ne dañ leen tuumal dañu faat ñaar ñi ci ñoom dañ leen tuumal dañu faat bakkanu Ibou Diop ñeneen fukk ak benn yi ñu tuumal leen dañu gaañ ay nit li ñu naan coup blessure volontaire ak ñu yor ngànnaay fekk yor ñu autorisation ñoom ñëpp fukk ak ñett yi kenn ci ñoom nanguwul ni faat nañu bakkan kenn ci ñoom nanguwul ni gaañ nañ nit waaye ñoom ñëpp bokk nañu nangu ni yoroon nañu ngànnaay fekk yoruñu autorisation
leneen lu ñu mën a jàpp itam moom mooy ñi nga xam ne ñoo fare ci wàllum partie civile bi ñoom xamle nañ ni gaañ nañ leen kenn ci ñoom nee na dañ ko jàmpaaka ci booru mbagg bi mu dammaale waaye keneen ki aussi xam na ni dañu jël bat baseball dool ko ci gémmiñ ñaari bëñam sax dafa jotoon rot waaye nag Adja Togu Guindo mi nga xam ne mooy yaayu ki faatu Ibou Diop moom aussi dellu si na ñaawlu bu baax a baax li dal doomam waaye nag ñi nga xam ne nag ñoo fare ci parti bu PUR rawatina actuellement Moustapha Ndiaye mi nga xam moom la ñuy déglu devant la barre moom nag nee na musul jël gànnaay ba faat bakkanu kenn nanguwul ni sax paaka ba mu yoroon mos naa taq deret nee nañ ko say ñoñ ñi nga xam ne ñoo bokk ci PUR ñoom ñoo ni yow yaa faat moom nee na loolu musta am moom nag ak Ousmane Sidibé la ñu topp ni ñoo faat bakkanu kii di Ibou Diop leneen lu ñu mën a jàpp moom mooy chambre criminelle bi mu tàmbalee ci Tambacounda tey jii ci Elhadji Boubou Ndiaye ñaari juge yi toog ci wetam assesseurs yi bokk na ci Abou Dieye ak Sangone Sall ki nga xam ne nag moom mooy procureur général bi mooy procureur bu Tamba itam te ñu affecté ko muy Demba Traoré lu ñu jàpp mooy ci wàllu avocat défense bi itam bokk na ci Laaji Ba Ousseynou Gaye ak ki nga xam ne moom mooy Théophile si ñoom ñëpp ñëw nañu ngir naka daal di nag xool naka la ñuy jàppale ñi nga xam ne ñoom la ñu tuumal nuñ leen ciy génnewee waaye ci jamono jooju itam lu ñu am ba des mooy askan wi seetlu nañu ñi nga xam ne jot nañu dugg ci tribunal bi ci jamonoy corona bi contexte corona bi bokk na ci li nga xam ne fës na ci li nga xam ne moom mooy àtte bi waaye itam ba tey li nga xam ne moom mooy teewaayu gendarme yi ni ñu bëree fii bokk na ci li nga xam ne itam nekk na particularité tey ci audience yi nga xam ne gis nañ ko El Mouhamadou Moustapha Ndiaye Mohamed Ndiaye ci tey jii nga xam moom mooy ëttub attekaay def katu njombe yi ci Tambacounda. gërëm la bu baax a baax Moussa Omar Gueye te di la ñaan nga toppal ñu yëf yooyee ba xam fan la wànnante di mujjee ki gëtam Moussa Omar Gueye ca Tamba ngir rajo Futur Média. fukki doomi aadama ak ñeent ñu teg loxo démb ñu bokk ci kuréel gii di nitu dëgg doon manifester démb ngir bëgg Abdou Karim Gueye xurum xaq mi ñu denc ci kaso bi ñu génne ko manifester ga doonoon lu ñu leen aaye ñu def ko tax ñu tegoon leen loxo ñoom fukki ak ñeent yooyee defeere nañu leen ca parquet ba ñu war a toog xaar ndax dañuy janoo ak procureur ba mu déet waxtaane lu jëm ci mbirum Abdou Karim Gueye xurum xaq gannaaw ba ñu ko notifié lii di condamnation lenn ci avocat ñoo ko def kon naka démb li ñu bëgg nag mooy daal jébbal aw këyit ngir ko ci yoon ñu bàyyi ko bàyyib neggandiku di liberté provisoire la tax moo di nee nañu ak tolluwaayam ci wér-gu-yaram ak yaram wu gàll guuse mayu ko muy nekk cib kaso jamono jile suuf si ñuy saax-saaxee ca diwaanu Kees tax na am na ñenn yëngu ci wàllu politique ànd ak i mouvement citoyen foofee taxawaru collectif ga la ko tax a jóg mooy suufas Kees ñu bañ cee laal dara baaboog luñ cee def tege ci yoon googile collectif ñu ne daañu saisir Cour suprême ngir daal lu aju ci lii di suuf si ñu jël jox koy nit ak ñi ñu jëlee ci ñoom suuf jox ko ñeneen mu di affectation réaffectation ñu daal di koy leeral Ibrahima Amidou Deme ancien magistrat doon it njiital mouvement ensemble mooy porte-parole collectif googee ñu déglu ko Barthélémy Ngam collectif boobu décidé nag ñaari action benn bi moom mooy ci terrain yi nga xamante ni dañ ko nangu ci procédure de désaffectation boo xamante ni dañoo jàppee ni jaarul yoon ñu demander la publication par les autorités administratives et les autorités locales collectivités locales yi nañu publier procès-verbaux désaffectation ak réaffectation parcelle te dañoo ne ni parcelles yi dañ ko nangu ci ay nit jox ko ñeneen loolu su wéyee beneen mesure bi ñu ne dañuy saisir Cour suprême parce que ñun ñëpp dañuy fàttaliku ci référendum 2016 bi dañoo ne woon dafay am ay ak yelleef yu bees yu ñu jox yooyu nag def ci bokk bi ñuy naan droit à un environnement sain moom mooy fépp fu ñu nekk rek ñun dañoo war a am ay espace vert dañoo war a am forêt dañoo war a am daal ay gàncax yoo xamante ni dafay ànd ak dëkkuwaay leneen li moom mooy suñu moomeel suñu suuf loo xamante ni ñun ñëpp a ko moom loolu tamit état bi daf ci taxaw def ko droit fondamental ba suñu ko violé rek ñun ñu mën a dem ci àttekat pour mu rétablir ñu ci droit bi looloo tax nag suñu saisiré Cour suprême ñu laaj ko mu faire cesser violation yooyu donc loolu moom mooy deuxième action bi moom mooy saisine Cour suprême en référé administratif. ak RFM kumpa jeex na. suba di alxames ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin mooy bés bi ñu jàpp fii ci réew mi ngir ubbil ci école yi gone yi war a def examen moo xam ñi ci wàllu enseignement général wala ñi ci wàllu formation professionnelle
lycée Thierno Seydou Nourou Tall nag li ñu déggoon ci xibaar dimb daal moo di dañu ne woon mënuñu ubbi seeni école ci jamono joo xam ne réew mi dëkk bi am ndox amu fi bu mu ndox amul xel xalaatul ñuy ubbi l'école yi tey jii ñu xëy dellu fa def fa bu reportage ngir xool ñoom fu ñu toll ci wattaay wi seetlu gi moo di jàpp nañ ndox ma dana fa dellu si sabab li mooy gis nañu fay ouvrier yoo xam ne ñi ngi bokk ci Sen'Eau tey jii xëy nañu doon def seen kéemtalaay kàttan ngir ndox ma ñëw ca boobile école reportage Cheikh Tidiane Diagne. ba ñuy toll ci buntu école bi la ñu daal di seen ay ouvrier yu bawoo ca Sen'Eau ñenn ñi daal di tiim station de pompage bi nga xamante ni moom mooy jàkkaarloog établissement d'application bi di Seydou Nourou Tall nag lu yàgg loolu amuñu ndox gannaaw bu ñu duggee ci biir école bi ab tekk-tekkaaral lañ fa daal di nemmeeku kii di gardien bi daal ñu xamal ni jamono ji ñu wax ak ñun amagul benn autorité école bi nga xamante ni ma nga fa waaye gannaaw bu ñu taaxirloo laajte waat la ñu daal di xamal ni lii di administration bi ña ngay amal ab réunion ngir waajal ubbit école bi nga xamante ni ay weer ngi ni ñu bëgg a def te coronavirus bi daal di leen ko tee. mais man moo wax dëgg yàlla comme ñi ñoo fi nekkuñu fi suñ ma joxoon instruction parce que man si digg rek lay wéy. ci gannaaw bâtiment bi nga xamante ni fa la classe yi daal di nekk ñu daal di seen itam yeneen ouvrier di jublu ci benn tuyau de raccordement waaye ki nga xamante ni moom moo jiite liggéey bi bokk ci yëkkati benn kaddu gannaaw ba ñu toogee daal di insister mu daal ñu xamal ni ndox bi bés ni ki tey dana amaat ci Seydou Nourou Tall lu ni mel nag soxaloon loolu association des parents d'élèves mi nga xamante ni jëloon nañu dogal daal di boycotté bépp cours fileeg ndox bi ñëwul ci lycée d'application bu Dakar di Seydou Nourou Tall. bàyyi ko beneen lycée Cheikh dem fekki beneen lycée mu di lycée Seydina Limamou Laye bu Guédiawaye Salif Sow. ndox robinet tokk tey subab gi ci lycée Seydina Limamou Laye ndox mi ñàkk gu mu ñàkk robinet yi tëj gi ñuy tëj ñoom ñoo fi jaar suba la école war a tijji jàngale gi door proviseur bi fii nee na am na pexe ci jafe-jafe bi Mandaw Mbay fii ci Limamou Laye man fan yëpp bu mu ñëwee dama fi fekk ndox jamono yee ci ginnaaw bi mu manqué préfet dafa woo commandant Sakoy rek mu daal ñu indil ñu daal koy def ci ay pôle. ñetti junne juróom benn téeméer ak fanweer yi teg benn élèves yi war a def baccalauréat ñoom tas nañu leen fii ci téeméer ak fukki salle de classe kon ñaar fukki élèves par salle de classe dañu koy ëpp ni niñ ko diggee woon ba tax na gaañ yi laalaat nañu lu ñu tuddee protocole sanitaire bi. tey ci suba jotaat nañu beneen mail bu ñuy wax ni léegi protocole bi tënkatuñu ci 20 yi li am solo rek mooy ñu fexee ba diggante ñaari heure yu nekk mu am lu tolloog benn mètre wala benn mètre ak genn wàll. bon loolu moo tekki ni léegi boo amee classe bu yaatu mën nga fa def lu ëpp ñaar fukk. ci seen wàll ñaari téeméer juróom fukk jàngalekat yi ñu fi woo ak surveillant yi la ñoom ñëpp yëglu nañu ñu ngi ci bërëb bi waaye ku may wut ñoom ak seeni ndongo dinañ fi fekk ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a jël si dund bi nga xamante ni gouvernement da koo jagleel ñenn ci askan mi ci jamonoy mbas mile ndaxte cëddale mi ba léegi mu ngi wéy lañ fa seetlu waaye Mandaw Mbay di proviseur bi fii mu ngi dalal xel yi. bi ñu dalee séddale léegi mat na ay fukki fan daanaka jeex na dinañ ko eggale léegi nettoyer foyer bi bu soobee suñu borom suba du ñu fekk dara. dinañu ëpp fukk ak ñaari junni ndongo yoo xamante ni dinañ jàngiwaat tàmbali gi suba ci jamono joo xamante ni doomu jàngoro gi di Covid 19 ñoo xam ko ci coronavirus mu ngi lëmbee réew mi di gën di tas ci diwaanu Guédiawaye ñi ko fi amee ci guddi yi ëpp na ñaari téeméer ak juróom fukk. Salif Sow Guédiawaye ngir rajo Futur Média. Salif ngeen di ànd ak rajo Futur Média di fi dégloo xibaaru digg bëccëg yi 13h13. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. des ci wàllu njàng meeg wattaay week école bi war a ubbi ngir élèves yi def examen suba ci alxames ji diwaanu Bambey gune ya foofee nuppi nañu ngir dellu ci njàng mi nee nañ dafa jot sax ngir ñu mën a nuppi ci loolee jàll ca leneen waaye it sàkku nañu ci daal ba nuppi digge ko ne bu ñuy dem ci l'école it daañu fexe ba wàccoo ak li ñu santaane mu di mesure barrière ngir jàngoroy coronavirus bi bañ a lawee ci ñoom. ni ko IEF bu Bambey santaane ñoom it xamle nañu ne daal seen kéemtalaay kàttan def nañ ko ngir lépp yemb ba njàng mi mën a door foofe reportage ca Bambey Babacar Diouf. mu boot sac bi ci ginnaaw war a dox ñaari kilomètre pour egg ci lycée bu Bambey xale bu góor bi dafa war a réviser leçon yi nga xam ne jàngagum nañ ko ci classe bi wante nag du leçon yépp moo ko yëkkati. toog di xaar mu wóor moom dem jàng ji ma préparé parce que bac moom day am ren moom suñu autorité dañu see dëgër këcc ne day am moom kon nan jàng bu baax rek di waaj. fi mu nekk nii looy préparé jàng ni mat laay jàng ni mat bi moom il faut nga dem bay ko. waaw
parce que fa ngay toj exercice moom ngay def exercice moo tax. Astou Fall moom nee na dañoo war a jeexal année bi fi mu nekk nii mënatuñoo toog di xaar feebar boo xam ne nii xamuñu kañ lay jeex. liggéeyam lenn la mooy dem jàngi école essayer pour mën a réussir pour dimbali ay parents am dëgg la nag corona baa ngi fi mais mënuñu kaa xaar parce que loo xamante ne nii xamoo kañ la fiy jóge mënuñu kaa xaar pour mu jóge fi pour ñu mën a continuer suñu ay activités éducatives. li ci am rek moo di ñu respecté nag mesures barrières yi nga xam ne waa kër docteur moom la ñuy wax. bu mucc ayib te tamit may wax ne élèves yi tamit suñuy génn seen kër nañu respecté lépp ba suñu demee école dëgg la dinañ namonteeg suñuy xarit mais ñu respecté gestes barrières yi respecté distanciation yi mu leer la ne ni bis boo demee école di fa namanteeg sa xarit dëgg la di ko lënga lii soo fa jëlee ne corona yàlla tere soo ñëwee sa famille rek ngay sonal. ci IEF bu Bambey nag ki nga xam ne moom moo ko jiite di Pape Amadou Sidibé nee na lépp luy matukaay jël nañ ko ba feebar bi du mën a law ci diwaan bi. Bambey RFM Babacar Diouf. école bi war a ubbi suba ngir élèves yi war a def examen association yi ëmb ay waajur yu ndongo ànd nañu ci lu ci mel ne UNAPES wala FENAPES ñoom nee nañu daal seenum xel daal na ci ni ko gouvernement bi bëgg a doxalee waaye na gën a yokk matuwaay yi ndax gis nañ ay rëq-rëq yu ñu nimmiku ci wattaay wi bokk na ci yenn école yoo xam ne ndox amu fa loolee nees ku lijjanti ba la ñuy dugal gune yi ci école yi Anna Rochalita Lopez Faye. xëy na bile yoon du am benn jafe-jafe en tout cas association yi nga xamante ne ñoom ñoo ëmb parents d'élèves yi fii ci Sénégal ñoom ñu ngi wéy di ànd ak dogalu nguur gi ngir élèves yi nekk classe d'examen ñu mën a tàmbaliwaat cours yi ni ki ëllëg Abdoulaye Fane mooy njiital union des parents d'élèves du Sénégal li ko jaaxal kañ mooy ñàkkum ndox yi ñu nemmeeku ci yenn gox yi rawatina ci biir école yi. parce que ñëpp xam nañ ne ndox mi disponible gul à 100% liñ ci gis rek moom mooy am na zone yoo xam ne yi guddi gi lay am ndox léegi dañuy invité comité de veille yi ak vraiment ñi nga xam ñoo ngi école bi ñu dal di organiser wu dal di mettre ay dispositifs foofu am na zone boo xam ne bii peut-être ñoom dañoo am ay factures yoo xam ne yi fayeeguñu ko ba tax na waa Sen'Eau ubbeeguñu ko defe naa ne dañ toll foo xam ne fii bu situation yi mel ni amee war nga mën a jël say disposition jël ay mesures conservatoires ubbi après nga jéem a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo war a fay ñu fay. Fédération nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Sénégal am ci itam tiitange waaye Dem Seck di secrétaire général u kuréel googule nee na faw rek ñu teel jël jubbanti yi war. d'accord nañu ñun ñëpp ni suba wax dëgg école yi mën nañoo ubbi ci kaw lépp lu nga xam ne ni moom la ñu diggee woon ci protocole bi mu yemb dëgg la nag yenn saa yi mënul yemb fépp waaye ñi ngi ñaan suñu gars yi nga xam ñoo nekk ci suuf lépp lu nga xam ne ni seetlu nañu ni manquement la nañu fexe ba defar ko. Abdoulaye Fane bu UNAPES moom mu ngi sàkku ci parents d'élèves yi ñu daal di gunge gone yi ba école ñu mën a gisal seen bopp yan dispositif la nguur gi jël ngir dalal seen xel bu dee nag seen xel dalul ñu waxaat seen doom yi ñu toog seen kër. ministère bi ñu dénk éducation nationale di dalal seenum xel nee na ñu lépp lu di rëq-rëq daañu ko lijjanti ba gune yi mën a jàngi ci lu amul benn ñol-ñol ci woowile wàll porte-parole ministère éducation nationale xam le ne jafe-jafe ndox yi am ci lycée Seydou Nourou Tall ba ña gàlloo njàng ma foofee di ko joytu ñi ngi ci pexe ngir lijjanti ko te dana saafaroo ci lu yàggatul dara Mouhamadou Moustapha Diagne lay wuyoo ñu déglu ko ci téléphone wala ci njogu jeen wax na ni bu fekkente ne bii am na élément bu manqué ci protocole bi wuñ ubbi waaye nag loolu taxul nit ñi war a croiser les bras parce que ci école yi muy école élémentaire yi am na xaalisu APE cotisation APE bu dee ci école lycée yi ak collège yi am na frais de scolarité maanaam ay xaalis yoo xamante ne bile mi ngi dugg ci biir école yi xaalis yooyu war na mën a servir pour régler de petits problèmes parce que les grands problèmes moom état bi réglé na ko donc am na problème yoo xam ne jarul remonté bu dee ay tuuti masque yu manqué wala tuuti kii yu manqué yooyu nañ jël ci xaalisu école yi ñu kii nañ réaménager seen budget donc loolu aussi bëggoon nañ ko wax maintenant pour Seydou Nourou nga xam ne fan yëpp ñu ngi coow Seydou Nourou problème bi depuis 2015 la def naa 2015 ba 2020 ñu ngi koy dund li koy indi mooy bi ñuy defar pont boobu ci wetu Seydou Nourou dafa toj ay tuyaux foofu donc moo tax Seydou Nourou mootu la am ndox maintenant trouvé nañ solution ak sapeur pompier yi 48 heures yu nekk daañu indi ndox donc ba cours yi di yeex foofu si Seydou Nourou Tall am na sax beneen solution bu ñuy trouvé ak Sen'Eau pour donc ñu defaraat seen tuyaux yi pour ñu am ndox définitivement
maintenant pour école yi nga xam ni dafa am ay abri provisoire ak école yi nga xamante ni bii ndox daf ciy dugg dafay am inondation mais école yooyu yu ci bëri dañ leen di délocaliser maanaam dañuy yóbbu classe yi cours yi dañ koy defe ji feneen loolu gouverneur yi préfet yi sous préfet yi ak yaay ak IEF yi waxtaan nañ ci ba dëkk boo dem ñoom xam nañu fan la ñuy defee cours yi donc on n'est pas kenn obligé wu leen ñu def cours ci école boo xamante ni bii dafay am ndox solution yooyu trouvé nañ ko. Mouhamadou Moustapha Diagne moo doon indi ay leeral ginnaaw wàllu njàng mi ñu wax ci wàllu wér-gi-yaram ak jàngoroy coronavirus gi li ñu seetlu moo di yeneen ñeenti doomi aadama yu faatu waa ministère de la santé ak action sociale ñooy ñi ko xamle. téeméeri doomi aadama ak juróom yu yees yu amee coronavirus bi maanaam 95 nouveaux cas mooy li ñu nimmiku jàpp leen ne jamono ji kon fii réewum Sénégal toll ci jàngoro coronavirus gi bokk na ci téeméeri doomi aadama yu manqué juróom-ñaar yu fi faatu 93 décès ñi nga xam ne kon ñoo ko fi amee toll nañu ci 6129 ñoo jot cee faj 4072 maanaam ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméer. ñeenti junni ak juróom-ñaar fukk ak ñaari doomi aadama yu ñu ci jot a faj lu toll ci junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett ci doomi aadama yu amee woppi coronavirus ji ñoo nekk ci loxo yi docteur yi di fajo ci wàllu wàll SAMES moo di syndicat autonome médecin du Sénégal seen bëgg-bëgg moo di li nga xamante ne ji mooy ñaawlu condition yi agent de santé yi di liggéey ci jamonoy coronavirus jile loolee tax na kon ñu fas yéene soobu ci géréw ngir wane seen bopp nee nañu daal bu ñu lijjantiwul yooyu le fajkat taxaw seeni mbir daañu soobu ci grève syndicat autonome des médecins du Sénégal xamle ne am nay agent yoo xamante ne ji ba léegi koppar yi fond force Covid 19 gi amul dara loo xamante ne ji jote nañu ko ci mu di lool ñu ngi ko dëxëñ ci communiqué bopp dañ ci ànd ak Koumba Sandiane Faye mu jàngal ñu ko communiqué boobee kon jàppadeegul. waxtaane leneen ci xibaaru digg bëccëg gi ak ànd ceeg soxna Nafissatou Sylla mu jëm ci service national pour l'éducation et information pour la santé mi nga xamante ne ji kon taxawal na doxalin wu yees ñu naan ko approche communautaire la mu ci jublu moo di daal jege askan wi ngir gën leen a yee gën a waxtaan ak ñoom it ci ñu moytu jàngoro coronavirus gi waaye it lii di geste barrière mu di jéego doxalin wi ñu war a am ngir jàngoro ji dànduñu ñu gën ko faratal Nafissatou Sylla di ñaax ak i ñaaxaat askan wi ngir rek daal di fi jëlee lii di mbas mi ñu bëgg nag askan wi yépp soobu ci loolee nag di bëgg-bëgg SNEPS di service national de l'éducation et l'information pour la santé docteur Ousmane Gueye di directeur bi. taxawaay boobu tax na ñu ànd ak gouverneur région ak préfet yi nekk ci ndax département région Dakar yëpp di dugg ci gox yi sampoon lu ñuy wax ay comité lo dafa am bàjjen gox bu fa nekk dafa am délégué quartier bu fa nekk imam bi nekk fa ASC bi nekk fa nan leen dañ ñuy jàppale ci wasaare xibaar bi li ñuy wax bon message wax la ni feebar am na feebar bi lii ak ñii la ñuy def mooy. ci li ko tax a jóg nag bokk na ci fexe ba daal di fiy jëlee lii di stigmatisation maanaam boddi konte ci ñi nga xamante ne ñoo amee jàngoro ci. xool aussi ku ci xaw a am jàngoro mel noonu ngeen xool nan ngeen di def waxtaan ak moom pour mu signaler boole ci ñi ñuy boddi ngeen góorgóorlu boddi bañ a am seen quartier donc ba tax na tey ji pratiquement quartier Ndakaaru yëpp am nañ comité yu mel noonu te ASC yi aussi c'est le lieu de les féliciter ñi naan dañuy def nawetaan Covid lootuñ dem ci terrain bi pour football mais dañu naan sama gox du am Covid wala suma gox kenn du fa dugg te tàkkoo mag. leneen lu am solo itamit di fexe ba askan wi bañ a bàyyeeku ñu fas yéene ko jaarale ci comité locaux de quartier yi. suñu sacerdoce mooy nit ñi gën a góorgóorlu jàpp waxtaan bi mënta dagg il faut ñu continuer di waxtaan ak population ñu xool aussi yan message dañuy gën a dugalaat ne nit ñi nañu moytu nañu protéger suñu personnes vulnérables yi. engagement communautaire bi la nag ni muy doxalee mooy di dugg ci kër yi di waxtaan nag ña fa dëkk mu doon naama ay visite à domicile waaye ñu jàpp ni dina ànd ak kaaraange gu mat sëkk. man leen ko doon junj ci boppu xabaar yi wàllu koom waa BCEAO jël dogalub loolee ñu naan taux directeur daal di koy wàññi li tax ñu def loolu mooy réew yi fare ci dendub UEMOA bi te nekk ci jafe-jafe yi koom li ko juddi coronavirus gi ñu seet nu ñu leen taxawoo ba yëfi daal bañ a mitti ci ñoom yenn mitti yi loolee lu muy wundu dëgg-dëgg ak nuñ koy doxalee Amadou Sabar ba di ñu ci indi leeral.
kër gi di BCEAO wàññiwaan na li nga xam ne mooy taux directeur waaye sax taux directeur mooy lan professeur Babacar Samb nekk agrégé en économie spécialisé wu tamit ci monnaie ak finance mu ci jéem a tontu. taux directeur taux la boo xam ni banque centrale moo koy fixé léegi banque yi ñoom dañuy dem lebi banque centrale pour pouvoir lebalaat entreprise yi ak ménage taux directeur yooyu mooy taux de référence banque yi suñu buggee dem leb BCEAO taux boobu mooy nekk taux de référence boobu. directeur bu centre de recherche économique appliquée jàpp na ne wàññi googu nga xam ne BCEAO def na ko ñëw na ci anam bi ñu ko soxlawee. comme wàññi nañu taux yi donc ménage banque yi war nañu aussi wàññi seen taux pour que ménager ak entreprise yi mën quand même accéder plus facilement. beneen dogal boo xam ne BCEAO jël na ko muy taux de prêt marginal Seydina Aliou Ndiaye xam-xamam màcc ci wàllum koom mu jàpp ne lu rafet la. bokk na ci li tax ñi déterminer li ñuy wax taux de base bancaire mooy muy yow muy man boo demee def crédit auto banque bi crédit bi mu lay jox bokk na ci li koy constituer taux de base bancaire banque bi xaalis bi muy lebee banque centrale di ko lebee à 4,5 da ciy teg marge am pour mun na dajale lépp doog laa jox yow benn taux. dogal yi nga xam ne BCEAO mi ngi koy jël ak yenn banques yi daf day xaw di wuute bu ñu sukkandikoo ci El Hadji Mansour Samb moom xam-xamam màcc ci wàllum koom nekk tamit bindkat jàpp ne ñi nga xam ne ñooy askan wi duñ ci gis seen bopp. banque centrale tamit bu xalaatee di jox xaalis banque yi rek c'est parce que dafa gis ne économie bi dëgër na c'est parce que dafa xam ne bés bu ñu joxee xaalis banque yi ak taux yu baax banque yi aussi nañ def taux yu baax yoo xamante ne dana permettre ménage ak entreprise mën a dund bu neex franchement loolu moo amul. ñi nga xam ne tamit ñoo nekk ci comité de politique monétaire bu BCEAO ñoom it fas yéene nañ leen gunge ci lu ni mel loolee waral lekk ñu wàññi ci lu tolloog juróom fukki poñ ci li nga xam ne moo soxal taux directeur bi bu ñu sukkandikoo ci benn communiqué boo xam ne BCEAO biral na ko. RFM bitim réew. dellu dalalaat Georges Déthié Diop Georges maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mamadou Mohamed Ndiaye. xibaar biti réew dañ koy dooree ak réew Mali la ñu fa gis guléet ba fa fitnay politique ja tàmbalee mu di ñiy ŋàññ ak ña ñuy ŋàññi boo ko gisee. démb la woon boobee ndaje waaye amul lenn li nga xamante ne jàppandi nañ ko ci wàllu woowee RFI xamal ñu ne am na ab cadre de dialogue bi nga xamante ne boo mooy danañ ko fa tegandi jamono jooju nag waa Union africaine di woote dal Umu Kalsum li commission bi dajale mbootaay Afrique yi ngi ñaax ñi nga xam ne ñoo di njiit yi ñu moytu bépp xeetu ñaawteef tey woo parti politique yi ñu boole seen doole ngir xool yan yoon lañu mën a jël ngir génnee fi crise bi diggé ñu fa jël nag dafa war a rek jëm ci lu askan Mali bi yelloo mbootaay Afrique ba nag ci ab bataaxal ngir wane am jaaxleen ci crise bi nga xam ne daa lëmbe woon réew ma ci ay manifesté ya amoon juróom fan ci weeru juin bi kii di Mohamed Faki ngi rafetlu dal bi waaye manifesté yi daloon gannaaw bañ doon sàkku rek kii di IBK mu démissionné ci boppam réew ma ndax jëmuñu ci dialogue politique ci diggante ñaari parti kujje politique yi ci ndorteeru crise bi démb nag ci talaata ji kii di njiitum M5 amaloon na ab ndaje ca Bamako ngir sàkku rek ci IBK ngir mu jóge ci boppam réew ma mu nekk loo xam ne mësta am ndaje ma nag mujjuwul yàgg benn waxtu rek la durée dajale nag ay kàngam yu mag ca biir réew ma fa doon amal ay waxtaan yu xóot waaye jubóowuñ ci ay kaddu te ki nga xam ne moo di imam Dicko ma doon amal ab ndaje dimanche bi weesu fekkewul bile ndaje bu sukkandikoo ci communiqué réew ma. ca Tunisie moom ay téeméeri doomu aadama ñoo wàccoon ca mbedd ma démb bëgg ñu bàyyi kenn ki nga xamante ne mu ngi bokk ci kilifa yi mouvement de contestation bi bëgg ñu jox ndaw ñi ay xëy ay junniy xëy ni ko gouvernement bi diggee woon atub 2017 ab conseil interministériel spécial bu fas yéene nañ ko sax amal ajuma ci situation boobu ca Tatawin loole le gouvernement bi xamle ab remaniement partiel bu gouvernement bu Algérie ministre yi ñu dénkoon lépp lu jëm ci wàllu énergie ak ministre yi nga xamante ne ñoo yor financier dañ leen remplacer Abdel Majid Attar nekkoon njiital compagnie pétrolière bi di Sonatrach mooy léegi ministre de l'énergie financier moom ki ñu ko dénk moo di gouverneur bu banque centrale di Ayman Ben Abderrahman mi wuutu Abderrahman Rawia ki fi nekkoon nag ki fi nekkoon ministre de l'énergie jamono ji di Mohamed Arkab moom la ñu yóbbu ci boppug ministère des mines. réewum Gabon kilifa yaa nga ci yoon ngir daganal fa ngóor jigéen assemblée nationale adopté na projet de loi boobu waaye bari na coow lu ci am. projet de loi boobu nga xamante ne coow li mu ngi tukkee ci askan wa foofu ca Gabon waaye itam dafa xaajal sax ñi nga xamante ne ñoo féetewoo ci majorité bi maanaam ñu ne ci bopp nguur ga démbu talaata la député yi wote projet de loi boobu nga xamante ne gouvernement bi moo leen ko eggee ñeent fukki nit ak juróom-ñett ñoo ca d'accord ñaar fukk ak ñeent gantal ko wala bokk bañoon ne bëgguñu mu am ñaar fukk ak juróom nag ñoom ñoo toog
banque seeni loxo ne maanaam dañoo abstenir wote wuñ ko bañuñu ko loi boobee gannaaw bi ko député yi wote danañ ko yóbbu ca Sénat ba laataa ñu koy promulguer. muy di daganal ak ngóor jigéen ci réewum Gabon. ñu dem Afrique du Sud ak tribunal ba foofee mandat d'arrêt bi ñu gàlloon ci ndoddal njiitu réew ma fa woon di Jacob Zuma dañu koo neenal. noonu la demee haute cour bu Pietermaritzburg moo jël dogal gu ni mel BBC xamal ñu ne dogal googee li ko waral moo di ab lettre bi nga xamante ne médecin bi dëggal na ne ni Jacob Zuma wér-gu-yaram taxu koo demee noonu te avocat am déposé woon boobee lettre mandat boobee ñu ngi ko génne woon sax ñu ngi ko tegoon ci ndodam ci weeru février Jacob Zuma demul woon ca tribunal ci audience bi nga xamante ne moo amoon démb procédure préliminaire ba door na sax démb ci procès boobee nga xamante ne liñ ko ciy toppee moo di corruption ndax moom Jacob Zuma dañ teg tuuma ci moom ne dañ ko ger ci waaye maanaam société d'armement française bii di Thales moo def lu ni mel ñaar fukki at a ngi audience ba dañ ko mujjee reporté weeru septembre. jeex na. reporté mooy toxal. waaw mooy toxal mooy dàq yooyu yëpp. bu la ci neex dàq toxal. ay dàq ci ma lay bëgg a def nag bokkut ak reporté moom kii moom mooy jógal ñibbi. tan sa mu la neex. da ci gën a fës ci wàllu tàggat yaram bokk na ci football ne gis nañu ne bitim réew championnat yu bari ña nga ca Soda Thiam. ñu doore kook suitu fanweer ak benneelu bëccëgu première ligue Liverpool bu Sadio Mané nag tey jii di dalal Crystal Palace bu 19h15 jotee ci loolee nag ab victoire bu ko ñi di Pelé Reds amee dina gën a jege titre bi rax ci dollit bu fekkee jamono jooji ka nga xam ni moo topp seen ginnaaw di Manchester City mi nar a fekk ji Chelsea ëllëg dafa def ab faux pas loolu nag bu amee Sadio Mané ak i natangoom daañu mën a gën a am yaakaar teg seen i yoxoo ci titre bi ba tey ci fanweer ak benneelu bëccëg boobu niki tey ji Manchester United dina dalal Sheffield United, Wolverhampton di dajeek kii di Bournemouth, Everton fekk ji Norwich, Aston Villa itam dina fekk ji Newcastle niki ëllëg nag nañ koy daal di ndar kàpp Southampton di dajeek Arsenal, Burnley di nar a jàkkaarloo ak Watford, Chelsea ak Manchester City. ci côté transfert ci Angleterre défenseur bu Arsenal bi di David Luiz moom nag daal di nay prolongé contrat wam ci benn at naataangoom yi nag di Cédric Soares ak Pablo Mari ñoom nag daal dinañ leen di transféré définitivement. ci Espagne itam daañu wéyal fanweer ak benneelu bëccëg bi niki démb nag FC Barcelone daal dinay tegaat yoxo ci bopp classement bi gannaaw ba mu daal di daanee Athletic Bilbao Lionel Messi ak i natangoom nag ci noonee daañu teg si ni gët tey ji ci jogante gi war a dox ci diggante Real Madrid ak Mallorca. ci foofee itam ñii di madrilène yi bu fekkee am nañu ndam niki tey yi daañu mën a toogaat ñoom it ci bopp classement bi ba tey lu ñeel fanweer ak benneelu bëccëgu Liga boobee Real Sociedad dina dalal Celta Vigo, Alves jàkkaarloo ak Osasuna niki ëllëg nag Eibar dina dalal Valence, Betis Séville nara am Espanyol Barcelone. ca Italie daañu wëyal ñaar fukk ak juróom-ñaareelu bëccëg bi Inter Milan dina dalal Sassuolo, Atlanta Bergame di am Lazio Rome, AS Rome moom it nara jàkkaarloo ak Sampdoria Gênes. niki démb nag Naples bu Kalidou Koulibaly dafa daal di daan Hellas Vérone ñaari bal ci dara. ca côté transfert ca France niki tey ji Nîmes daal dinay officialiser recrutement wu Baptiste Reyné mi nga xamante ni nag ñi ngi ko doom xaar boobu ba léegi moom mu jóge ca Toulouse ex international espoir mi nga xamante ni ay atam mi ngi toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent am ñetti sélection daal dinay engagé wu ci diirub ñaari at nara sol nag numéro 30. ba tey ci wàllu mercato Paris Saint-Germain ak Barça nag ñu ngay profité ci xiiro ngaayoo gi dox ci diggante Ndombole ak Mourinho gannaaw ak waxtaan gu tar gu amoon ci digganteem ak entraîneur am niki altine gi ñu génn Ndombole moom noppi na ngir daal di jóge foofee ca Tottenham. Paris Saint-Germain ak Barça nag ñoom seen xel mi ngi ci joueur googule. ñu wax ci wàllum tàggat yaram fii ci suñu réew ak wàllum basketball niki démb nag la direction technique nationale bi daal di lancé officiellement projet bi ñuy dippee Futur Gaynde mi nga xamante ni nag kii di ancienne Lyon nekkit actuel général manager bu équipe féminine de basket yu Sénégal di Astou Ndiaye moom moo ko nar a piloté projet boobee nag ab plateforme la gu ñu daal di def en ligne loolee nag ngir daal di mën a saytu futur talent yi rawatina ñu nekk ci diaspora bi. soxna Soda Thiam jaajëf gërëm la sant la ci jukki boobee nga def jëm ci wàllu tàggat yaram mu di xibaar yi jëm ci sport ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ni ñu ko baaxoo àllarba ànd ak Papa Ngagne Ndiaye ci taxaw seetlu conférence tey mu waxtaanee wàllu yoon di justice. conférence thème yoon di justice ci Sénégal mbaa xam ngeen ni doole mën dëgg yàggees na koo dégg nguur a mën dëgg poos a mën dëgg. dëgg bàjjo bi dëkkee tumuranke fu bari ci àddina bi du Afrique rek
rawatina fii ci Sénégal ma waxoon fi ne justice du football ba président de la république war a jongler mbëkk teg ci dënnam wàcce jox ministre de la justice mu puus paas procureur mu dugal kaso xanaa kenn réeréwul ni koo xam ni bu sëqatee nga ni yarax mu kàlla fu mu joxoñ foofee ngay dagg te mooy li am nag fii ci sunu réew ci diggante président jaar ci ministre bi ñu dénk wàllu yoon yegg ba ci àttekat ya toog fële nga xam ni mooy ca parquet ba mu mel ni càllale gii boole waa càlleen Macky Sall président Malick Sall ministre de la justice ak juge Samba Sall ñoom ñëpp Sall te du tey yàgg na fi ca jamonoy Blaise Diagne ak peste ba ci jamonoy coronavirus ak Macky Sall képp ku ci saxoowul ragal yàlla ak maandute ci sa àtte xam ni lépp lu ñu fi àtte dinañ ko àtte waat nga dëkkee tëj ci kaso bi ku ñu tooñ xoolal ci ñi ko fi defoon daaw ren gi ñëpp leen yéen a sarax man fu ñu ne Sénégal réewu yoon la ba sama xel dem ci àtteb Khalifa Sall ak Karim Wade ma rus politique gu ma nag jarul ñi ànd ak Khalifa Sall mbaa Karim Wade di applaudissé di tàccu waaye da di maa ko def te kenn du ko wax barkeb kenn dafa yeggul dama bëgg ku fi falooti bañ fee nekkee ay pexe ak i galgal ak i njuuj njaaj ba bu ñu yeggee ci ay xëccoo njiitu réew ku ne mën a samp sa ndënd rendi sa seega bàkku ñu bëre ku mën sa morom daan démocratie dong moo ci am ndam te président xanaa xamoo ni pexe boo lal ba falu boo ko lalli woon du la teree falu ak pal ak polleeku fa ko yàlla binde benn loxo bu ko mën a effacer jotewu fa ci misaal ñu fàttaliku la ca woykat ba waxoon ne Bilaal dafa noddu tisbaar ba jël sa talaam di waajal waxtu foofee la ko yàlla moomee ba moo waral ci sa coobare bàyyil xel ñaar ñii nekk ci kaso bi te seen wéré di wër àddina muy Abdou Karim Gueye ak Assane Diouf faraluma leen ndax man faraluma kenn waaye ku wopp ku ne l'hôpital sa kër waaye du kaso wasalaam ba beneen conférence Papa Ngagne Ndiaye jaajëf yegsi nañu ci Coro News mooy ponk bi ñuy jagleel tolluwaayu coronavirus bi ci àdduna bi ñu ànd ci ak Youssouf Bodian. yeneen ñeenti nit yu ñàkk seen bakkan Sénégal ndax coronavirus réew mi tey mu ngi am lu toll ci juróom-ñeenti fukk ak ñaari nit yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci xayma benn semaine a ngi nii bés bu nekk nu mu néew ñetti nit nañ ñàkk seen bakkan ci réew mi ndax coronavirus sa depuis weeru mars Sénégal am na lu ëpp léegi juróom benn junni cas yu coronavirus sa mu sore lool ak Afrique du Sud bi nga xamante ni mooy réew bi ëppale ay cas ci Afrique ñoom fi mu toll nii am nañu lu ëpp téeméer junni cas yu coronavirus lu ëpp ñaari junni nit ñoo fa ñàkk seen bakkan Afrique du Sud moomu lee dina door ci semaine bi ay essai clinique jëm ci ab vaccin ngir xeex coronavirus di guléet ci continent bi suñu sukkandikoo ci université bu nekk foofu ca Johannesburg vaccin bi nag ki ko defar mooy Jenner Institute bu université Oxford ca Angleterre ca réew ma sax ñoom it door nañu ay essai clinique ci lu toll ci ñeenti junni nit ci Afrique du Sud nag lu toll ci ñaari junni nit la ñuy vacciner juróom fukk ci ñoom dañoo amee jàngoro ji di sida ca Maroc ñoom am nañu lu ëpp fukki junni cas yu coronavirus lu ëpp tuuti ñaari téeméer nit ñàkk nañ seen bakkan waaye réew ma mu ngi wéy di déconfiné wu seen championnat football ñu dàqaloon ko ci weeru mars dina dooraat ci njeextalu juillet ki ko wax di ministre de la culture et des sports bu Maroc mu yokk ci ni entraînement yi ci équipe yi nañ dooraat ci semaine bi ginnaaw Allemagne jaaxle am ca Australie ñoom sax wow nañu renfort armée bi ginnaaw bi nga xamante ni gis nañu ay cas yu bëri ca Melbourne di ñaareelu ville bi gën a rëy ci réew ma état bu Victoria lu ëpp semaine a ngi nii bés bu nekk nañu am fukki cas yu bees yu coronavirus donte sax ca réew ma jàppoon nañ ni épidémie bi dañ ko maîtriser militaire yooyu le nañ dimbalee kilifa yi ci jéem a seet cas contact yi waaye tamit def ay test yu bëri ci ñi nga xamante ni njort nañ ni laale nañu ak ñu amee coronavirus. ca France commission d'enquête parlementaire bi seetu anam yi kilifa yi géré lii di mbas mi dina déglu tey bu 15h jotee professeur Didier Raoult directeur UHU maladie infectieuse bu Marseille dina indi ay tontu ci bilan traitement bi di hydroxychloroquine dina wax tamit lu tax mu jóge ci conseil scientifique bi commission d'enquête boobule sax jot naa déglu directeur général de la santé bu France di Jérôme Salomon waaye tamit président conseil scientifique bi di professeur Jean-François Delfrécy ñu des ci Europe boobule ak Union européenne bi nga xamante ni mbébétam mooy tere bépp doomu Amérique mu ñëw ci espace am boobule ginnaaw bu ñuy ubbee frontières yi le 1er juillet xibaar bi New York Times moo ko joxe mu joxe tamit ab liste réew yoo xamante ni nañ am sañ-sañ dugg ca Union européenne waaye nee nañu ñi ci bokkul ba tey ñooy États-Unis ak Brésil la Brésil moom la sax moo am xaaj téeméeri junni nit yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci côté Amérique latine ndax coronavirus ci continent boobule kon lu ëpp ñaari million nit ñoo amee feebar bi bokk na ci réew mi nga xamante ni moom la mbas bi gën a laal foofu ci Amérique latine Pérou lu ëpp ñaari téeméeri policiers ñoo ñàkk seen bakkan ndax coronavirus fukk ak juróomi junni ñoo amee feebar bi jamono ji nga xamante ni dañ doon jéem a respecté loo askan wi lii di confinement bi Pérou nag réew la boo xamante ni am na fanweer ak ñetti million doomu aadama lu ëpp ñaari téeméer ak juróom fukki nit ñoo amee coronavirus ci réew ma
juróom-ñeenti junni ñàkk seen bakkan. ñu jeexlee ko ak tolluwaayu mbas bi ci àdduna bi lu ëpp 475 000 nit ñoo ñàkk seen bakkan feebar bi mu dooree ci àdduna bi ba léegi juróom-ñeenti millions ak ñaari téeméer junni nit amee nañ ko. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ak seen boutique TTBSF ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf juróom-ñaari junni ka corona léegi tey ñu am ko ci réew mi journal La Tribune moo ñu ko xamal ci xëtam mu njëkk ba waral mu tëgg gémmiñam di yëglu baatub attention la xëy baamtu ñetti yoon ubbil yéenekaay bi li ko tàmbalee bésub ñaari fan ci weeru mars di bés bi ñu njëkk a déggee ka corona ci réew mi booba ba tey juróom-benni junni nit ak fanweer ak ñeent jàngoroy coronavirus yi jot na leen a tëral ci réew mi Vox Populi nañu ka coronavirus yi ci réew mi romb nañu léegi juróom-benni junni ak fanweer ak ñeent ñoom la feebar bi tëral ci Sénégal Ndakaaru nag moo yenu jonkolonko gi ci kaay ndax ci 6034 cas corona yi fi am 4500 yëpp di ñeenti junni ak juróomi téeméer yi Ndakaaru la seeni borom di yeewoo Soleil national mel ne ku naan ñu waaye fajkat yi ci réew mi di waa kër docteur yi te liggéey nañu ci lu rëy ndax ci ñi coronavirus bi tëral ci réew mi ñi ñu ci faj ba ñu wér romb nañu ñeenti junni doomi aadama ak ñeent fukk ak juróom-benn ci ñu coronavirus bi tëraloon faj nañu leen ba ñu wér dellu seeni kër junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti nit ñoo des léegi ca loxoy docteur di faju ci cas coronavirus yi am ci réew mi journalisé ko xëy na ca cas bu ñu yëgul woon mu di cas bu ministre d'état bii di Mbaye Ndiaye yéenekaay bi nee nañu moom it sa bokk na ci personnalité yi amee coronavirus ci réew mi jot na ci feebar bi ba wàll ko ñenn ci waa këram ci l'hôpital principal fa la ñu ko entré mi ngi amuk tan di yégum péex ci yaramam sursoi nañu saafaraay bëgg a jur jàngoro ndax ba ñu indee woyofal ci mesures yi ak léegi loraange yi tukkee ci coronavirus bi ñoo ngi ne jasar ci réew mi laata ñu koy def 19 décès moo amoon ci réew mi waaye bi ñu defee assouplissement yi ak léegi Sénégal mi ngi ci 89 décès juróom-ñett fukki doomi aadama ak juróom-ñeent yu fi faatu am nañu démb ñetti nit yu faatu amit ñaar fukki cas ak ñett yoo xam ne seeni borom ñoo nga Sowétas Libération xëy di ñu fàttali ne 6034 cas coronavirus ñu am ci réew mi Ndakaaru jël li ëpp ci cas yi ak 4585 cas ci kaw loolee Alliance des syndicats autonomes de la santé libé nañu ñoom dañoo mel ne ñu ànd ku jaaxle ci li xew ci réew mi ne gis nañu ne feebar bi mi ngi gën di law nit ñi gën di faatu saa yu ñu xëyee askan wi di gën di sàggane gestes barrières yi yàqu-yàqook salfaaño gi Covid-19 bi jur ci réew mi enquête dina kay mi ngi ñuy xamal ne dem na ba laal lii di loi de finances rectificative ndax la ñu naaloon natt ko teg Covid-19 bi teggi na ko teg bitse boppam Jibril Diallo mi ñuy mbambu ci réew mi moom ci boppam moo nekk ci xët mu njëkk l'Observateur yéenekaay bi xamal ñu ne Jibril Diallo mooy l'homme des affaires bi ñu ne moo ngar dajjoo ñaari junniy mètre carré ci suufus corniche Ndakaaru bi ba tax coow li ne cobbay ci réew mi l'Observateur defub gëstu ci moom ba yeggee ñu lu bari ci soiram ci page 3 bu yéenekaay bi fa la lépp nekk ñu nekk ci coowal suuf li ba tey ak la yéenekaay mi ñu xamal ne sagara ngay xeeñ ca géréw ga ca Mbuur ne décret bu président de la République defoon 2013 jël ca suuf sa jox ko ñi moom hôtel Decameron looleel askan way yeewoo ca géréw ne du ca dal laas ne nañu décret ba la ñu xotti taret ne nee nañu bu ñu ko bàyyee mu jàll dafa yomb li naru te yomb Sud Quotidien nañu mooy école bi ñu war a ubbi suba ngir élèves yi war a def examen journal bi li muy ragal moo di ñu dund ci geneenuk lajj gu mel ne gi ñu dundoon ca gu njëkk ga Vox Populi nañu ak lajja ngi cay xeeñ ndax ci lycée Limamoulaye bu Guédiawaye nee nañu ñàkkum ndox mi bu dakkul am ndox am ci dëkk bi seen fukki xel xalaatul di ubbi école ba témoigné nañu ubbi teg école gu njëkk gi jàngalekat yu corona ñoo ko yàqoon gu suba gi nag ba ñàkkum ndox ci dëkk bi du tax ñu tuxal ko tukkitel àdduna su ma ragalul woon yàlla dama naan yegg nañu ci ubbi Les Échos adjoint commandant corps urbain bu commissariat central journal bi nee nañu moom la ñu cambriolé këram ca Guédiawaye te du boobu rek ne yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne am na lieutenant bu nekk ca DIC division investigation criminelle appartement ba ca Pikine tali bu mag ay samba booy ñoo fa dem dajji ko cambriolé ko. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ak seen boutique TTBSF ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. ponk bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi moom lañu ci waxtaane ci gis-gis ci rajo Futur Média ñoo ngi ci jokko bi ak Cheikh Seck coordonnateur cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale Cheikh Seck maa ngi lay nuyu. maa lay nuyu Modou Mohamed Ndiaye. weneen wàll ñoo ngi ci ak docteur Oumar Konaté médecin secrétaire général adjoint de l'association des propriétaires de cliniques du Sénégal docteur maa ngi lay nuyu. maa lay fay Mohamed di nuyu auditeur RFM.
Cheikh docteur Balma ma doore waxtaan wi ak Cheikh Seck moom it beneen moom it di yëngu ci wàllu wi sañ naa ne docteur Cheikh Seck laaj bi moo di am nañu yëngu ci wàllu wér-gu-yaram am nañu xel mu yar yi maanaam daal dañoo am ay réserve yoo xam ne émettre nañu ko jëm ci taxawaay bi nga xamante ne jëkkoon kilifa yi ñu ngi koy taxawee ci période Covid 19 bi ndax bokk ngeen ak ñoom xalaat bu dee waaw ana kon fan la ci seen xel ci lan la seen xel dalul. waaw may ma nuyu la Mohamed di nuyu suma co-débatteur yi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu déglu. jërëjëf ci RFM. di la wax ni wéy am na loo xam ne partagé nañ ko ak ñoom parce que mbir moom bu amee te nga xam bu nu ci jógul fu muy jëm. musiba lay doon te lay metti ci ñun lay dal parce que xam nga tey jii ñoo xam ne tey jii mi ngi mel ni rek ñu ne armée bu guerre amoon ak lu mu metti bu nu envahir dëkk bi ñun dañuy dem au front. donc tey jii lii metti ci ñun lay dal parce que malade ak nu mu mënti mela bu dee maladie bu amee feebar boo xam ne wàll bi sax metti na méttiwaay boo xam ne ni mënuñoo daw on est obligé donc tey jii bu nu toogee ñaar am mooy c'est-à-dire bi ci njëkk moo di ñu alerter wax li nga xam ni moom la ñu gis muy ñëw ñu war ñu mën a déglu aussi peut-être dégluwuñ wala peut-être buñ ñu déglu lan leen wax duñ ko jëfee xëy na nag état lan nekk état dafa am loo xam ni aussi ci secteur yu bëri lay gérer économie di gérer social di gérer ñeneen et parfois xëy na am na yenn puissance yeneen côté yoo xam ni bu ñu taxawee rek la ñuy jël ci ñoom moom moo ëpp te tey loolu moo nu dal xam nga tey yaa ngi wax sànq service de presse ni xëy na bi ñu jëlee mesure d'assouplissement yi ñu ngi tolloon ci fukki ak juróom-ñeenti décès gis nañ ni léegi ñu ngi ci presque juróom-ñeent fukk ak lu teg bu ñu ci dollee di nekk ci tey ji li am 92 waaw te tey jii lu ñu constaté moo di boo demee ci ñi nga xam ni feebar na bu njëkk dañ doon wax cas contact yi ñoom la ñu yóbbu ci hôtel bi mais léegi problème boobu waxatuñu cas contact léegi lu ñuy wax mooy ñi nga xam ni ñoo feebar ñu détecté leen ñu positif ba pare amuñu place bu leen teg bëri nañ trop ci biir kër yi à l'heure actuelle da nga ci gis koo xam ne sax dañ koy détecté mu nekk cas positif ñu ne ko toogal sa kër mu toog tiit mën nga wutul toog mu daal di daw ñëwal boppam hôpital en urgence te du wax ni dafa am corona parce que bëgg na rek ñu téye ko parce que sonn na parce que dañuy bañ aussi li daloon Espagne daloon Italie ba nga xam ne da ngay gis ci couloir yi mu débordé bu boobaa dootoo jëlati yow bi nga xam ne yaay agent de santé ay mesures parce que nit bu ñu la indilee urgence ñu wàccati ko ci oto wala ci ambulance doo ko nekk naan yaa ngi nekk pour chaque malade ngay nettoyer wala ngay jël mesures da nga naan rek damay jéem a sauver nit ki te moo tax nga gis ni ay agent de santé yu bëri ci loolu la ñuy contracté yenn feebar yi ba dañ ciy faatu donc balaa ngay egg foofu nga alerté ki nga xam ne mooy autorité bi relâchement nag bu xasee ba am def nañ ko ça veut dire que nombre de cas yi ñu ngi yokk te kenn xamul fan la mën a egg te bu boobaa ñi nga xam ne ñoo ci gën a loru ñun ñi nga xam ne tey ji ñoo nekk en contact donc c'est normal te képp kuy liggéeykat képp kuy travailleur di nga réagir par rapport ak loolu d'autant plus que résilience bi ñu wax ne dañ koy jàppale lu jëm ci mbirum économie bi gis nañ ni bu ñu nee 1000 milliards yi jël nañ lu toll sax 800 et quelques millions yoo xam ni jox nañ ko le secteur privé muy nekk ci ñi nekk hôtel nekk ñi nga xam ne aussi ñi ngi ci entreprise lu baax la parce que man travailleur la mais aussi 64 milliards boo comparé ak leneen li ñu jox ñeneen ñi da ngay xool ni vraiment tuuti na te 64 milliards yooyu sax même dañ koy orienté par yenn saa yi ak fan koy jëmee day poser problème. leneen li mooy frustration bi am moo di ñi nga xam ne acteurs yooyu ñi nga xam ne ñu ngi yëngu suñuy collègues parce que am na ci loo xam ne aussi dañ leen ci waroon associé te associé wu leen nit nag boo ko associé wul ci mbir ba pare bu demee bay carabiné wu nga xam ne ci moom lay dal c'est normal que mu réagir noonu donc loolu moo dal suñu mbokk yi c'est normal que ñu ànd ak moom ci loolu. jërëjëf Cheikh maa ngi lay gërëm bu baax a baax sant ko gërëm ko ma ñëw ci waxtaan wi ak docteur Oumar Konaté docteur maa ngi lay nuyuwaat di jéggalu ci xaar bi laaj bi mooy gis-gis ban nga am situation bi ba fàttali la ko muy ñenn ci agent de santé yoo xamante ne ji émettre nañ ay réserve ak i frustration jëm ci taxawaay bi kilifa yi amee ci wàllu santé bi ci période Covid 19 bi. waaw di la nuyu Mohamed di nuyu auditeur RFM yëpp di rafetlu waxtaan bi bon là au moins léegi ñu ngi les gens ñu ngi commencé intéressé wu ci ñun mais écoute Mohamed li feebar la c'est une crise sanitaire boo xam ne c'est mondial lii àdduna bi yëpp la dal nga ñëw nga am benn guerre ñi soldats yi nga xam ne ñoom ñoo waroon nekk
en pole position ñoom ñoo waroon jiitu ñoom nga waroon njëkk a recruter ñoom nga waroon njëkk a waxal ñooñu boobu ba léegi gisuñu leen dégguñu leen ñooñu jéem nañu def ay jéego pour ñëw ci yéen pour ñu mun leen associer ci prise en charge bi ci xeex bi nit ñi ñëw ñu vers ñoom li ñu defoon dañuy banque suñu loxo rek toog seetaan leen xam ne que ne affaire bi c'est pas une crise politique mais c'est une crise sanitaire donc mu neex leen comme ni mu ko waxee mu neex leen dinañu ñëw vers ñun mu naq leen dinañu ñëw vers ñun feebar bi c'est quelque chose boo xam ne mu neex leen tamit dañuy dund ak moom mu naqare leen dañuy dund ak moom donc il faut que nit ñi ñu jàng dund ak feebar bi. mais léegi lan moo ciy doon seen taxawaay ak nan ngeen bëgg kilifa yi fekk ci leen ci ngir mu doon taxawaay bu am njëriñ. taxaw nañ ci bu yàgg li ñu leen di laaj rek. mooy ngeen ñu mottali ñu parce que tamit am na yenn doole yoo xam ne ñun amuñu ko. am na yenn doole yoo xam ne amuñu ko donc nañ ñu fekk ci dooleel ñu jox ñu matériel bu doy ñu motiver ñu suñu personnel yi que ce soit personnel clinique privé personnel centre de santé yi personnel hôpitaux yi man je peux pas comprendre affaire bi toll fi mu toll nii que si centre de santé yi wala si centre de prise en charge yi ñuy wax ne que ne non personnel bi ñii fay nañ leen wala fayuñu leen non loolu c'est inadmissible c'est incompréhensible ñoom ñoo nekk en pole position ñoom ñooy nekk ci kanamu xeex bi donc ñoom lañu war a gën a toppatoo te soo leen toppatoo tamit jox leen les moyens pour ñu mun a xeex mbir mi mais on ne leur donne pas les moyens motivation su ñëwee ce sont les derniers à être servis ou bien parfois même du ñu servir ba nga xam ne que ne ñooñu génn nañu commencé naan dañuy banque suñu loxo dañuy def lii dañuy def léegi nit ñi door commencer intéressé wu à eux mais attends dans quel pays on est. Très bien. Soit ñi ngi fii pour la population wala ñi ngi fii pour leneen et man dama gis ne que ne nit ñi ñi ngi fii pour leneen. jërëjëf docteur maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci xalaat bi docteur Oumar Konaté médecin. Secrétaire général adjoint bu association des propriétaires de cliniques du Sénégal gërëm it Cheikh Seck coordonnateur cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Momen Ndiaye ci kàddu gi ne woon Abdoulaye Diop ci machine bi réalisation Alaaji Ndiogu Diène régisseur d'antenne pod Pape Oumar Diaw jaa ngeen jëf ci kanam tuuti yëgle yeeg tàgge yi ci rajo Futur Média ak soxna Aminata Ndaw gërëm it soxna Yacine Pouy mi fare woon ci service digital àndoon ak yéen ngeen am xibaar yi en direct ci rfm.sn mbokk yi yàlla na jàmm yàgg